salaamaaleykum waa Ngor ñu ngi leen di nuyu ñëpp ku si nekk si turam ak santam te nag intercoalition Yewwi ak Wallu moo ñëw fas yéene waxtaanee si jub si wàllu élection législative yi ñu jëm mu nekk le 31 juillet incha allah. élection yi nag au niveau de Ngor ñu ngi am ay dégg lu si bare ñu ñëw laaj ba xam ndax Yewwi Wallu bokk na si élection yi war a déet. ñu di leen jox tontu gi léegi intercoalition bi bokk na ci élection yi da di rek ne fii ñu toll ak faa ñu tolloon démb bokkul instant bii nag ndax fekk dañu dénk ab dëkkab lëmm ñu war a liggéeyal dëkk bi mu am ay priorité umpul kenn ne fi mu toll ñu ngi nekk ci période nawet te ay inondation doroon am kon nag dañ doon wàcc sur le terrain taxaw waa dëkk bi xëj na looloo tax ñu yéex ñoo gis fi mu toll waaye intercoalition bi bokk na ci biir élection yi da ngeen fas yéene wax aussi itam am na lan moo tax ñu war a voter intercoalition bi Yewwi ak Wallu am na lan moo tax war ñoo voter ñeneen ñi nga xamante ne ni ñoo sa des fii nag Ngor la ñu nekk ñu ñëpp xamante nañ ñu ñëpp benn lañ ndax ñoo dëkk tey dañ fi am yeneen i soi-disant duñu sax ay candidats mën nañ kaa wax ñu ngi génne façon communication bu nekk ñi kat nee nañu léegi benn lañ ñoo ànd ñeneen nee nañu dañ dugg ci liñ nekk par accident waaye ñun nag liñ ci dugg ndax nekk lañ gëm te pour fas yéene liggéey kese la ñi nga xamante ne dañ ñëw toog ne ah léegi kat benn lañu. li leen wax rek waa dëkk bi da ñëpp ubbi seen i bët yor seen i xelaat ba baax ndaxte ñoo bu démb sa 2014 ñoo taxaw fii nii féewaloo si ba mu leen arrangé kase nekk ñu demaat ba si biir 2017 ñu ne ñoo àndaat ñu ñëwaat si 2022 kase nekk féewluwaat kii dem jël ab siège am peinture ko bleu blanc dindi marron beige peinture ko bleu blanc këli dem taxaw fële ñu féewaloo tey ñu tolluwaat encore si ay élection législative ñu ne benn lañ. ñu bëgg rek ñu respecté waa dëkk bi ndaxte ñëpp seeni xel lañ yor la xalaat yor seeni bët la gis tollootuñu ci période politicienne ba nga xamante ne ni ay politique ab naxaate la wala politique ab or ñun dañ bëgg ñu waxante dëgg suñu biir lii fi xew moo la exemple ba ndaw bi ñu leen a gën a jox rek ab candidat jóge ne fi ñëw toog ne andil na ma leen ay kaar amul joxe paas dem ay élection ne Ngor laa liggéeyal Ngor moo ko ñor Ngor moo ko tax a jóg ndaxte andi na mu leen ay bus pour permettre leen gën leen a faciliter transport pour école indi ay busam teg bu waa dëkk bi yëpp gis ka mu dem yàlla dogal li moo dogal waa dëkk bi weddi yàlla weddi mu jëlaat ay busam yóbbu dem teg fële mu nekk ay fee yaa xamante ne ni rek la ndaw la si la xamante ne mën nañ kaa wane si la bare jund bi ñu tolloo ci campagne électorale yaakaar naa dugg nañ ci dëkk bi fa nekk dugg nañ fa waxtaan nañ ak nit ñi te xam nañ que ne li ñoo wax la yenu maanaa la mën a nekk rek te le faisable la ma su ñoo wax waxi naxaate ma su ñoo wax waxi kasaaw kasaaw ñu di ko gis yeneen i candidat tey kële ñëw nañ nekk coalition bi nga parti bi nga demee élection mu wax benn bokk yaakaar benn la ñu weddi lañ ci jubloon xëj ne moo la jàpp nañ que ne yeneen adversaires yi ils ne font pas le poids dañ leen gagné ba benn bokk yaakaar taxaw fële ba gagné woon mairie bi dem jaay ko président Macky Sall pour mu def la ko neex beneen coalition bi ñuy wax Sénégal 2035 itam ba gagné woon mairie bi dina demaat jaay ko Macky Sall loolu waxoon nañ ko ne waxoon nañ leen ko ci campagne élection locale yi tey l'histoire nous a donné raison mën nañ leen que ni li ñu doon oote dëgguwul ci ñoom ànduñu léegi nag jënd coalition intercoalition Yewwi ak Wallu ñëw nañ tey taxaw pour ànd ak yéen ci élection législative yi pour wax leen naa mu demoon ci élection locale yi bëgg nañ mu demaat même chose rek ci élection législative yi nit ñëpp jogandoo massivement dem voter intercoalition Yewwi ak Wallu ñu waxaat leen ni sax itam dégg nañ beneen ab candidat nee na moom kat moom rek la ñu investir au niveau de Ngor parallèlement à ça ñeneen itam ñi ngi naan ay waa Ngor la ñoo liggéeyal déjà rek foogu li ne loolu moo ne que am na kasi waxul dëgg kii naan moom rek lañ investir si Ngor ñu ngi ko def si ab liste
départemental te wër leen umpa kenn que ne département Dakar raw gàddu la tey li ñuy wax coalition aar képp ka fa voté jàppalewu laa doomi Ngor bi ñu naan Ablaye Samb de yaa ngay voté Thierno Alassane Sall ndaxte wàññe bañ kaa wàñña si moom laa ëpp solo que Ablaye Samb bi ñu naan doomu Ngor la ba déggoon que ne Thierno Alassane Sall dëgg la am na fa mu teg waa Ngor bëgg na ab waa Ngor nekk ab député ba dee dëgg la dëgg rek moom bi nga xamante ni il a eu un rang de ministre ndax warul ñëw dugg si liste départementale Dakar fas yéene jongante boog parce que moom lañ gën a xam que Ablaye Samb bi nga xamante ne moo fi nekk. ma ne kon que ne dëgg la si moom dina jënd Ablaye Samb yóbbu ko si liste nationale teg ko position ba jege wante gis nañ que ne defu si yooyu noonu yëpp lépp pour expliquer que ne dañ bëgg a lëre waa Ngor dañ leen bëgg a nax jouer si suñu ay sentiments ñun nag yokku doxuñu si. gaa Yewwi Askan Wi coalition intercoalition Yewwi Askan Wi amul ab waa Ngor ba si nekk de mais ba ñu voté coalition bi tey législature bi ñu jëm nii mandat bi 1 an 6 mois wala maximum 2 ans ndaxte après élection présidentielle 2024 dañoo demaat yeneen élection législative tey ba ñu voté intercoalition yi Yewwi ak Wallu leader yi dinañ xam que ne ñii am nañ base ba dëgër seen commune baañ nekk te ñun dinañ jaayante ba feex 2 ans incha allah dinañ jël ab waa Ngor tekk si liste nationale Yewwi Askan Wi comme ça Ngor mën a am ab député am ab rang boo xamante ne position ba baax la kon nag wax ji mu ngi noonu li ñu leen bëgg a leer rek moo la ko nekk doxuñu si ay nax li ñu leen wax la sincère la cohérent la politique ñu politique yaa xamante ne ni naxaate la juste pour joxe koppar wala teg leneen laa xamante ne ni pour ngeen voter ñu la déedéet. tey ñuy kilifa di mag ñoo nekk seen ay responsable lañ seen ay parti mais déggoo gi ñoo wax ne moom lañ déggoo du dëgg ndaxte ba doon dëgg ñoom ñaar ni si jël kenn investir ko si liste bi waaye ñeneen lañ fa yóbbu te sax ay jigéen kon bañ demee ba mën a jël ñaari responsable yaa xamante ne ni ay haut placé lañ si coalition bi ñu bokk mën leen a snobé jël ñeneen ça veut dire que ñoom déggoo gi ñoo oote nekkul si ñoom te yeew nañ yeew gaa xamante ne ni ñu waa Ngor yëpp bañ xoolee yëf yi ni moo doxee rek dinaa xam que ne lii bokkul ndaxte boo doon dëggalee itam tey baa demee sa garage kii mu ko toog fii kële toog fële wante itam fañ tur ak ñeneen ñoo ànd kon nag bëgg na nit ñi yeewu tuuti xam ba baax lañ ñuy wax ma tonton laay itam ñu dellu si waat tuuti si moom rek nee na dafa dugg si politique par accident te seet nañ que ne fi mu toll ay doxalin yëpp xëj na mu ngi copier si li nga xamante ni moom lañ daan def pour def ka c'est bien ndaxte baa la roy daxa roy si nga xamante ne xam naa ne moo la man moo la ëpp daraja foofu loolu c'est bien juste pour moi rek ñun nag dugguñu si liggéey bi par accident dañ si dugg pour liggéeyal Ngor te yàlla rek tax defuñu si pour intérêt personnel wala neexal keneen. ma demaat auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum waa Ngor man Maguette Diallo ñu gën ma xamee si turu si Mbaye Diallo bokk si PDS waa PDS def benn coalition intercoalition entre Wallu ak Yewwi maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk si tur ak sant dina ñaanal yàlla taw féex te xam nañ dañuy jublu si mbir moo xam te dafa am solo ndaxte élection législative mooy fa ñu war a demee décider wax lépp lu baax si réew yàlla dogal na nag ñun suñu secrétaire général ñu maître Abdoulaye Wade daf ñu wax ñu bokk si coalition bi ak waa Yewwi léegi nag liggéey bi lii la c'est aussi simple que ça ndaxte réew mi bu ñu ko bëggee defar foofu mu am ay ndaw mu dem si pencu réew mi taxawal fa askan ndaxte ki nga xamante ne moo fi nekk nii ñoom seen bopp lañ fi nekk ñun nag dañuy taxaw pour dindi loolu lépp ndaxte kenn umpalewul ne ñu ngi wax si affaire genre boobu ñëpp xam ne lu mu doon kon nag nañu yeew te xam ne genre bi du mooy leneen lu mooy affaire du góor jigéen te dëkk bu mel ni Sénégal ndax ñu fi tëdd si nit ñu baax ñëpp war nañoo moytu loolu kon nag dañu fexe yóbbu ay xale yoo xamante ne dañ dem taxawal askan wi si pencum ndaw réew mi ndax ñu mën a dindi loi yooyu bu loolu weesoo tamit am na ñaari leader yoo xamante dañ leen xëy vote yi muy ku si mel ni Khalifa Sall ku si mel ni Karim Meïssa Wade les loi bi leen tere nag ñu mën a dem si élection yi loolu fu ñu koy dindee mooy assemblée nationale parce que si loi buy nekk si benn code électoral bi baaxul mooy leen xëy loolu kon nañu góorgóorlu liggéey jàppante
te xam ne coalition Wallu Yewwi fii ci Ngor wala ci département Dakar benn bulletin la ñuy voté bulletin bi neex na xàmme mooy bulletin Yewwi amul benn photo nag loolu moom nag ñëpp xam li ngeen di digal mooy bu ngeen xëyee solu leen ndekki solu dem bu ngeen demee ngeen xool bulletin Yewwi amul photo jël leen ko xàmmee leen ko mu demee ngay sotti lépp nu mu gën a gaawee ndax balaa 10 heures lépp farankulaayu comme ça incha allah bu ñu yàlla dimbalee 18 heures bi ñu tëj bureau yi fekk coalition bi jël na ndam si loolu nag ñu dolli di wax ñaar ñi nga xamante ñu ngi si dëkk bi mooy ñu fi nekkoon ak kenn ñu lëkkoon dañuy fexe ñu jàppale xale yi ñuy jàpp ñu génn leen ndaxte yàgg na boo demee dañ leen di dégg dañ ko def te duñ ko def ñëpp xam nañu wax coalition taxawaay bi ñu taxaw donc taxaw nañ pour xale yi gën a donc mag yi dëkk bi ak ñi nga xamante ne seen njaboot ñu ngi si ñoo leen di ñaan ñu jàpp si coalition bii intercoalition Wallu Yewwi ñu voté ndax mën a génn xale yi loolu daal laa amoon li may def si déclaration te ñaan suñu borom yi taxaw ñu jubal ñu te suñu maire bi fi nekk dëkk yàlla ko yàlla gën a dëgër ndax te taxaw na taxawaay bi mën na ko saa su ne maa ngi yóbbante ndëkk ndaxte dafa am nu mu taxawee ku ko xool xam na am nu mu taxawee dafa am fu mu bokk am fu mu jege te papaam def lu ne si dëkk bi kon moom it dañ koy ñaanal yàlla oyofal ko yéen ba li mu bëgg si Ngor yàlla may ko mu liggéey xas sa ko yàlla ko yàlla def yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def jërë ngeen jëf wasalaam. bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi samil alim min asheytaani rajim laa xawla wala quwata illa billahi alil azim wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam nasru minallahi fatun xaribun wa basiril muminin ñu ngi ubbi ko sunu tur borom di muslu ci seytaane tey julli si seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam ñaan yàlla julli ci moom. man la Alaaji Ablaye Samb bokk ci coalition Yewwi Askan Wi fas yéene wax ak waa Ngor wax ak waa tànk wax ak askanu Lebu ci échéance yi ñu jëm muy législative bi ñu rappeler leen tuuti rek ndax bu ñu demee armée ñoom dañuy wax on nous tue mais on nous déshonore pas. te ko xam Lebu mën na la may lu ne mais dignité am ak intégrité mayul kenn di ko salfaañi ñu jàpp ne coalition bi ñu naan Benno Bokk Yaakaar seen njiit Macky Sall yàlla def na ko ci boppam réew mi 10 ans mësoo recevoir la collectivité Lebu barka Dembo Ndiaye Jakarta maan yi la recevoir collectivité bi nag fépp fu mu waroon a jaar pour ñu recevoir ko def na ko. lii tax recevoir ñu ko nag xam nañ ne fu ñu toogee ñoom dinañ leen yey ndax yàlla def ne ay ministre mag yi ñi nga xamante ne ñoo yor poste de responsabilité yi nga xamante ne ñoo ngaa ko suuf si amul kenn kuñ si toogal ñu wax ak ñoom ñu yey ñu si kàddu ndax dëgg nag du rombi nopp seen loi nationale bii nga xamante ne 1964 la 20 ans après bi ñuy réquisitionné suñuy suuf la loi boobu mënoo duggal dara luy xajamal sunu moomeel si aéroport bi 1943 lañ ko réquisitionné ñu nekk si di ci dox ay promesse di juddu et maire bi nga xamante ne tey moo fi jóge bu yàggul di Amadou Gueye yaakaar naa bu ñu nekkee si combat bi mas nañu woo ci bureau defal ñu benn plan boo xamante ne mooy ancien piste mu ne lii mu ngi kaa demandé nguur gi. ma ne ka loolu day yàlla na si yàlla jàppale ndax ñun suñu problème du tant que récupérer suuf si wala ma sàmba wala ma dem suñu problème mooy na Ngor am suuf donc lii boo ko yëkkatee dañ la si jàppale. amoon na ay témoins ci bureau foofu tey lañ jox waa CDC caisse de dépôt et de consignation ñu di ko jaay di si faj seeni soxla avant njaay moomu Mamour Diallo moo fi nekkoon ak Cheikh Ba ñu def aéroport bi ay baux ouvert di ko jaay
yaakaar naa jaay si lu bëri. avant loolu Diène Farba Sarr dagg na fi 21 hectares 990 parcelles ñu ne les victimes de Tobago mu ngi Saint-Lazare ñu toj seeni kër ne dañu juum kaa toj këram ne daxaa juum ndax kaa delloo këram victime yi Tobago lan laa def Ngor ñu kerewaat loolu sàccaat ñuy suuf te bañ kaa def dañ say ànd ak waa Ngor ak borom mi garam bu ba yàlla ooy sëriñ si la dundee askan wi. Enfin une fois nit ki bala wane na bëggu la wan la na wegu la mais sañ ñaa la wet sa boppa sëñ Cheikh Tidiane Al Maktoum dana looy toppa ba nar saa ñàkk sa dignité mun a bàyyi loolu te nga dëbbu sa dignité ñii nekk Benno Bokk Yaakaar nga la waaye dem leen ngeen dëbbu seen dignité Macky Sall la bëggunu faalew nu barke Demba Ndiaye lay jàpp suñuy doom si ban cause nee nañ mënuñu leen a bàyyi ñun bi ñu demee palais waxtaan nañ ci ak président kii ñu wax na ne dañ ko lakk ba 3e degré muy gendarme bi ñu gaañoon ñun seeti nañ ko massaw ko gënuma kaa wér fi mu ne nii macha allah delluwaat na service am mu ngaa liggéey donc loolu du aw lay ba sunu benn mbokk dajale ay nit mooy Diouf Sarr naan leen kooku daanaka ndax invalide mënatoo liggéey si àddina moo tax ñi jàpp mënuñu leen a bàyyi. donc loolu lépp dañ kaa def pour xoxatal lébu gi suba kenn dootul jóg yëngu ñun nag liñ si mënoon. li ñu mënoon moo la assister leen oyofal dépense yi jëlee leen avocat mu taxaw leen te ba tey jii maire bi jogu si ba ñu jàkkaarloo président loolu la ñu ko ndikk a wax condoléance nañu bàyyi suñuy doom nañu jox ab extension si aéroport bi. fan yi ko ñuy wax maam Ousmane Ndoye def na vidéo nee na président signé na acte bu wane ne day joxe lébu yi si parcelles yi di leen yëgal ne am na morcellement bu 5000 plus de 5000 parcelles bu ñu def si aéroport bi. loolu bu président amee volonté wala mu wekk askan wi dëkk ba nekk mën na sa am plus de 1000 parcelles waaye dañ naan amuñu solution tey après Cheikh Ba ak Mamour Diallo tey Mame Boye Diao lañ defa milliardaire sunu alal ana sunuy doom bi tànka ak sunuy politiciens yi nga xamante ne ñoo jege président lii aw saaga mënu ko gën a rëy ñun day tey bu doon àddina rek la ba ñu neexoon ñu jekku ko ba ñu neexoon ñu am ko waaye bu boobaa bàyyi nañ suñu dignité bàyyi nañ li ñu waa Ngor doon xaare ndax nguur gi tey ka fa dem ba dee àddina la ut dinaa ko am waaye ba dee dignité fayda la ut dinaa ko ñàkk ñun nag garde ñu dignité ñu fayda mënu gënal ñu am alal donc ñu ngee ñaan Ngor waaye ñu yeewu gune yi ñu jàpp dóor leen bañ la bëgg a dee prison yi ni mu tàngee ni mu xate sàccuñu defuñu dara la dul laaj seen alal tey lañ leen tëj ci seen teegu bakken jugé wu ñu leen sax dañ leen fa bàyyi ndax bañ leen jugé duñu leen toppee dara waaye tey ñu ngi leen tëj amul kenn ci ñoom ak suñuy nit yi nga xamante ne chaque mercredi daan nañ toog wax président que si yee yàbbi si amoon na fi 2015 ñu am ñu traqué ay kilifa si ñun ñoo doon wax nañ leen jàpp nañ leen tëj kilifa yooyu fa nekkaat ndax seen intérêt rek morcellement tubaaboo googu am nañu si bénéficié wu am na 10 parcelles yi dugg Ngor waaye masuñu ñu kaa leeral commune bi fi génn masu kaa leeral waa Ngor mun suñu see yàbbi si boo duggee si extension Ngor bi itam lii fi nekk si problème ay litiges yi ñu waroon régler kenn xamul na mu toll donc ñii yërëmuñu askan wi te nag bàyyiwuñu politique de mais politique moo leen bàyyi mais man ñi si toppa la ma delloowaat seen xel nit na nga moom sa bopp lu mën a am sa àddina rek yow moomal sa bopp koo toppa ak ngir yàlla topp ak ngir sa boppa topp ak ngir sa dëkk am na fa bu ñu fa tolloo da ngay xool dëkk bi bul xool sax sa bopp mais APR gii Benno Bokk Yaakaar gii képp ka leen topp di leen soutenir bakke na ma poos ma tax waaye du Ngor ndax lépp la toroxal Ngor rek waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi si li ëpp seeni cadre tey ñu ngi dëkk Almadi ñoo gën a xam lii waa Ngor di dund mais dañ see sourire la xaar ñun ñu jaay dëkk bi abal leen ñoom ñu jëndat ko inondation yi am
dafa am lu koy leeral lu koy firndeel aéroport bi tey 864 hectares la bëri yoon nay garab bëri yoon na suuf buy naan ndoxu taw waaye tey suuf soosu la ñu dëkkee garab bi gor nañ ka loolu yëpp buñ ko drainer mu jëm ci canal bi bu feesee day tuuru moo tax extension Ngor bépp rez-de-chaussée yëpp daanaka dañu noyé parce que canal bee fees mu tuuru dugg ci mairie bi dugg feneen fudul ci mairie bi te feex mu ngee taw solution amul ci loolu. ne tey nguur gi ñu ko teg pour solutionner Ndakaaru bañ a taw wala Ndakaaru bañ a inondé ñu ngi toog di ñu seetaan te waroon nañ ñoo indemniser xam na ne dëkk bii leen jox solution Ngor la eaux usées yi dañuy jóg di ko répété ñoom ñëpp ñu ngi ci branché ONAS ak ay particuliers ñëpp ñu branché seen eaux usées mu jëm ci dëkk bi waaye yow waa Ngor bi lii lépp nga di ko dunda aw nit teg la ko yàlla jox leen tey décision jox leen alali réew mi ñu mën kaa faj ñu toog di la tënk xam ñooñu ba ñu ootee yàlla solop te solop casquette na ñoom laa la tàccul yow yàlla kan maa ngi laa laaj yow lébu bi nga xamante ne dañu la jur ci dignité ak personnalité kañ la lébu daan yagare la topp ci ka toroxal seetlu leen poste de décision yi ñan lañ kaa jox la jëm ci suuf si ab lébu du fa jege du fa am kàddu lébu ba nangu daal ñu jox la xañ saw askan yaa faa jege mais lébu ba la bañ dañ laa écarté ci décision yooyu écarté la ci panel boobu dana ci am kàddu nga la waay bala neexee ñoom ñu bañ ñoo bëgg waaye ñun sañ na ñoo bëgg ñu bopp maa ngi ñaan massivement doomi Ngor yëpp doomi Yoof doomi Wakaam doomi lébu yëpp ñu jox ñu fajal ñu mer ndax kala respecté wul boobu ba tey baa la yaakaar ci moom respect daxal nax sa bopp kala wegul boobu ba tey boo yaakaar ci moom tey mu weg la da ngay nax sa bopp donc ñu ngi leen a woo ngeen génn bale na vote bi amul njariñ vote bi am na njariñ ndax assemblée nationale kii moo ñu mën a dimbali ba ay bakken dootu fi rot ci ay 3e mandat gis nañ ne boobu ba léegi kana du fi am ñu tëj la kana dina fi am ñu defal la promotion yàlla nag bi moo bind doomu aadama dafa bind góor ak jigéen bindul diggante bi genre amul ci alxuraan yàlla góor la jinda ak jigéen bañ demee ba di ñu defal genre fii dëkk bi jëm kenn xamu ko te genre moo gën a néew ci réew mi ba dee am nañu ko fay uyoo ñoo gën a néew ci réew mi ñu war leen defal promotion kenn sañu leen a laal kenn sañu leen a dóor ba Omar Diagne mi ci doon wax fexe nañ ba tëj ko ci jaay ko doole ndax bëgguñu ko yàq seen plan ñun nag ñoo am ab assemblée nationale boo xamante ne bu dee li ñuy woote ci ñun dëgg la ay jullit lañu ñu war ko faa mën a jaaree rek le problème boobu waaye nee nañ duñ ci wax incha allah ñoom seen nguur bañ fi toogee góor jigéen ñi moom duñu am problème ak gouvernement bi kon kooku parewul pour génnee góor jigéen sunu dëkk yàlla nag buy mbugal ña doon seetaanax ña seetaanul wax na ña woon seen yoon nekku se ñëpp yàlla da leen siy boole te bu ñu fàttal ko histoire yàlla alagoon naw xeet ndigeem góor jigéen kon yow mi la uyoog njullit bala ko politique jaral bala ko intérêt jaral xoolal sa diggante sa borom nga xam na ne Benno Bokk Yaakaar gii du la dooleel islam dala dooleel la promouvoir ak ngóor jigéen ñu bëri tey daanaka seen campagne ci loolu lañ ko accès bii ci des muy opposition bi nga xamante ne ñoo nekk fii jàkkaarloo Benno Bokk Yaakaar gis nañ naataange askan wi ñu defal leen picc def seen spécimen mu ndiroo ba yeewi askan wi pour ñi ñu juum voteel naataange askan wi muy ak tooñeel ndax goro président bi mu defee local yi spécimen am ndiroo la sax ba Benno Bokk Yaakaar mais dañ ko éliminer ndax xaw a ndiroo moom pour mu changer ko par force waaye tey ñi la def nañ picc kenn waxu ci ñu def ci vert kenn waxu ci ñu defal ko naataange askan wi ñu ngi ci partager ay vidéo pour nit ñi xàmmee yeewi askan wi ak naataange askan bi naataange kenn xamu leen beneen bi ci des ñun def ñu mës a dooleel waa Ngor te incha allahu rabbi duñu dund ba at yi ñu am
kiñaan du ñu dab wala soxor du ñu dab dëgg nag fa mu ñu fekk fa la ñoo bàyyi dinañ ko wax te yàlla rek tax seetuñu si ma sàmba seetuñu si ma demba ndax ka dee yow doo nga say jëf opposition bii nga xamante ne moo mën a faj ñuy soxla Yewwi Askan Wi la sa ennemi daxaal dem fekk ji ab ennemi nga dem lëkkaloo moom te Yewwi Askan Wi kat jàpp nañ ne moom moo neexul APR moo neexul Benno Bokk Yaakaar kon bañ nañu sunu rakk sunu doom dañ ko investir liste départementale te ñu gis seeni caravane xam nañ ne aar Sénégal mënoo gañe Ndakaaru élection yi ñu jógee matuñu 200 voix ba fekkoon ne tey teg nañ ko foo xamante ne mën naa gañe man mii am na ma fay rek topp ak jàppale ko ndax mbokk la deret la waaye nag ba ñu foowee réew mi ba ñu foowee xeli nit ñi ba ñu orienté ñeeñ nañu si beneen ab débat boo xamante ne day yàq suñu programme na Ngor gépp génn voté massivement Yewwi Askan Wi aar ka fa dugal sa carte voté la ko opposition bi de daxaa wàññul opposition bi doole ndax Thierno Alassane Sall mu ngi si liste nationale bi ñoom est-ce que dinañ am benn député ñoom est-ce que dinañ ko am local yi fa mu demoon dañ ko fa gañe donc ba ñu foowee Ngor waay dafa am fu ñu jëm te kenn waroo raté occasion bi man nag am naa confiance si jeunesse am Ngor am naa confiance si waa Ngor ndax ñu bëri dañ daan wax ne ànduñoo Macky Sall antu lañ àndal wala ànduma Macky Sall at la ma àndal bii nag ka votel législative yi Macky Sall laa ko votel pour mu dëgëral ab toogaayam ak 3e mandat am préparé pour toroxal na képp ka bëgg sanctionné wala mu delluwaat ginnaaw si digganteem ak lébu yi doo ko votel ndax que le recevoir 10 ans du ko dese 2 ans nga la xaar si moom mu recevoir la xanaa mu war a waajal ëllëgi parti bi mu delloo lébu yi li ñu moom donc ñu ngi oowaat ñëpp à ce que parparloo dafa am fu muy yem lu la nit ki naqari loo bañ nit ba tey yàlla dina toog si position boo xamante ne sam ndimbal la bol xool bañ gi nga ko bañ xoolal li mu la taxaw ak li mu représenté si dëkk bi donc xool leen loolu xool leen seen intérêt fi mu ne ngeen voté Yewwi Askan Wi ba leen xool si sunuy jëmma ñun xool leen intérêt Ngor ngeen dem voté Yewwi Askan Wi ñu ngee woo ñëpp fii ñuy teeral suñuy wax nag yaakaar naa dañuy yéex a jóg waaye dañu dénk Ngor tey incha allah dinañu campagne te kenn duñu gis ñu war oto mairie bi di dugg si dëkk bi di campagne dinañu campagne kenn du gis ñu jël xaalisam mairie bi di si campagne Yewwi Askan Wi ndax xaalisam Ngor pour waa Ngor la mënoon nañu def ab siège 5000 yi ñoo joxe ba ñu neexoon ñu dem uti ko nag dem joxe ko waaye ndax loolu la ñoo xaare 2000 francs la ñoo xaare déedéet ñun diggéew ñoo yéen ay koppar avenir lañ diggéey yéen sport am nañ ci programme culture am nañ ci programme éducation am nañ ci programme leneen ak leneen am nañ ci programme ñun loolu la ñu diggee ak yéen donc duñu leen nax moo tax defuñu siège pour di mbumbaay ndax ab liggéey bu rëy moo ñuy xaar mairie bii fi jógee bàyyi na fi bërëb 1 milliard plus de 200 millions loolu du ay caaxaan loolu doy na sëkk si ñun pour ñu sëgg liggéey waroon nañu mën a def vidéo bu yàgg wax waa Ngor situation bi ñu fekk ci mairie bi ndax loolu lu war la lancé nañ audit mais dañu nekk ab famille waaye comme da nga am looy seet ñoom bu ñu génnee di wax lu leen neex tekk si ay sos ñun yàlla dimbal nañu te incha allah li ñu des sunu dunda bañ caaxaanul ba tey dootuñu caaxaan li ñu dese sunu dunda ñu ngi delluwaat di wàkkirlu si yàlla dina xamal ne la loolu moo tax bii gars yi di statut seen wàllu politique ñun ñu ngi statut match olympique de Ngor pour waajal ko biñ ci jógee ñu ngi woon Sénégal yi nekk si inondation yi bii loolu génnee nag ñu ne ñu génn waxa askan bi ñenn ñi nee nañ yéex na ñii nee nañ yéexul yéen a ñu dénk Ngor tey bañ bàyyi woon maire bi fële topp si dëkk bi nag politique di ngeen ne na ñii ay politiciens lañ waaye dañ xam li ngeen ñu dénk moo tax ñu concentré wu si li ngeen ñu dénk dañuy toog maire ba 22h ngir mbiri dëkk bi donc seen soxla mooy suñu soxla
wàllu politique la am na lu Ngor ak moom moo tax ñu sëgg si waa Ngor xam na kenn duñu ko fajal ko dul Ngor lii Sénégal gépp bokk nag ba sénégalais jógee ñu jog si moo waral ñu jog si mais avant ñu la jog pour sénégalais yi jog nañ pour waa Ngor looloo waral sunu yéex a génn te incha allah xaalisab dëkk bi duñ ko campagne oto yi dëkk bi duñ ko laal waaye la remercier monsieur le maire si rawante gaal gi ndax dama daan wax ni nañu la njukkal ñiy mérité ñu njukkal leen dama daan naxarlu ab politicien ba joxe koo par ñu tuddee la ñu gaal dama ko daan naxarlu trop moo tax bi ñu xalaatee pour magay moom mu dellu na leen Ibrahima mii nekkal na dëkk bi fa nekk lii gën a sensible si dëkk bi moom la yoraloon dëkk bi muy am mbalit ak armeer yi seexluwul woon dara kon kooku moom mérité ñu tuddee ko gaal gi waaye daf fi 6 mois génnee xaalisam dëkk bi jox ko waa dëkk bi ñu tuddee la gaal bañ ko defee it ba rafetee it am na la ko gën a rafet moo tax ñun remercier nañ si monsieur le maire ndax ba doon utu tur mënoon na kaa nangu waaye remercier nañ comité bi nga xamante ne ñoo yor njoowaan yi ñoom it bii loolu tàbbee seen noppa dañu ko def ñu rafetlu ko loolu ñun si loolu la ñu ne te si la ñuy sax donc ñu ngi leen di delluwaat seen i responsabilité ni ngeen ko jëlee woon si local yi ngeen jëlaat seen i responsabilité si législative yi ñu ngi leen kaa ñaan te xam naa ne le soir du 31 Ngor dina yeewa ko Ndakaaru dina yeewa ko Sénégal dina yeewa ko insha allahu rabbi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf jëf. asalaamaaleykum waa Ngor maa ngi nuyu ñëpp ku si ne sa tur ak sa sant di woo ñëpp surtout jigéen ñi di leen xamal ne li nga xam ne moo xew bi yoon nii mësul am muy lan l'intercoalition di wàllu yeewi li waral wàllu yeewi nag ñëpp war nañ ko xam mooy lan mooy dañu bëgg cohabitation à l'Assemblée nationale cohabitation boobu nag pour ñu am ko li ñu koy may mooy ñu am majorité Assemblée nationale majorité boobu nag bu ñu ko yàlla mayee mooy li ñu bëgg yépp ñi nga xam te ne ñoom lañ yebal foofu pour ñu toogal ñu ci suñu pencum ndaw réew mi li ñu ci bëgg mooy majorité bi bu amee li ñu bëgg yépp dinañ ko am ndax bu boobaa ñooñu dinañ xàccindoo dinañ dóorandoo te bu boobaa ñun suñuy rangañ dina fex ndax li koy faral mooy ñooñu bu boobaa bu ñuy voté lu ñu bëgg ñu voté kat dinañ ko voté lu ñu bëggul ñu voté kat duñ ko voté ndax majorité bi boo ko amee rek li nga bëgg di nga ko am donc li nga xam ne mooy li ñu gën a bëgg mooy majorité bi surtout nañ si góorgóorlu ñun jigéen ñi surtout nañu takku taxaw takk sër yi dox ko wax boobu nag du ñu bëgg góor ñi ñu yobbul ñu si dara bu soobee yàlla jigéen ñi dinañu teel a jóg dem voté ji suba teel ñi nga xamante ne mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy taal añ buñ paree añ rek dañ dem ndax li nga xamante ne moo baaxul mooy nga toog ba dernier moment ba nga xam ne léegi heure bi jot ñuy doog a rang fees dellu si école bi loolu dañ ko war a daw loolu nañ ko bañ teel a voté au soir du 31 juillet 2022 yàlla may ñu une victoire écrasante yàlla nañu ko yàlla may barke yàlla sulaay di leen xamal ni l'intercoalition wàllu yeewi li ko waral mooy ñoom dañu bàyyi seeni lépp seeni bëgg-bëgg yépp ñu jël ko teg ndax lan bëgg cohabitation bi am li waral loolu mooy ñoom li ñu bëgg yépp mooy ñu am majorité Assemblée nationale majorité boobu nag li ñu koy may mooy képp ku nga xamante ne yaa ngi nekk PDS ndax PDS bu suñu maam Ablaye Wade moom moo def wàllu def ko benn coalition mu bokk Yewwi li leen di xamal foofu nag mooy que ne dañu bëgg kuy voté amul PDS amul wàllu li ñu xamante ne moo ñu boole ñun ñëpp li ñu tax a ànd mooy Yewwi Askan Wi
la ñuy jël bulletin Yewwi Askan Wi nag amul photo bulletin Yewwi Askan Wi boobu waa Wallu moom la ñuy voté waaye Yewwi moom la ñuy voté donc ñun ñëpp ñoo bokk bulletin bi ñoo bokk député yi ndax député yi nga xamante ne tey moom la ñu tànn pour ñu taxawal ñu foofu ci assemblée Walloo nga fa Yewwi nga fa Pastef nga fa PUR nga fa ñëpp a nga fa donc bu ñu jëlee Yewwi bi ñun ñëpp lañ ko jëlal bu ñu jëlee Yewwi ñun ñëpp ñoo ànd bëgg ànd si Yewwi bi ñun ñëpp ñuy Yewwi incha allahu rabbi. asalaamaaleykum waa Ngor yi maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen gërëm di leen sant di sant imam yi di sant chef du village Mame Babou di sant Frey di sant ñëpp képp koo xam ne yow nga Ngor ñu ngi lay gërëm di la sant di leen wax ne Yewwi moo ñëwaat Yewwi moo ñëw taxaw na pour dem élection législative comme ni ngeen xamee woon lépp coalition bi dara dañu ci dara changé aussi di bëgg leen wax ne li maire waxoon Maguette ci campagne locale bi dafa newoon li ko ittee mooy waa Ngor ak dëkkuwaay Ngor donc boo leen gisee teelu ñu génne c'est parce que dañu dugg ci nawet bi ñëw gàllankoor yépp yéen waa Ngor gis ngeen ne mosuñoo am maire bu mel ni Maguette sol bot di dugg ci ndox bi di dugg ci kondir yi di pour defar Ngor donc loolu moo taxoon suñu temps bi tuuti torop mais ñun ñu ngi ci yoon bi di ñëw élection bi nag pare nañu pour jànkonteel ak Abdou ak Samba ñooñu nag dañuy nekk ay nit yoo xam ne dañuy amul gàcce parce que nit boo amee gàcce da ngay xool sa ginnaaw daanu nañu gëmuñu ne daanu nañu nee nañu dañuy dem élection ñoom ñaar ñooy ànd waay xool leen ñaar ñooñu waay buñ weex na trop mais deret a ko la te deret a fa xonk lépp du dëgg jubóowuñu ba pare bëgg a ànd élection di bëgg a nax waa Ngor yi ñoom bu ñu juboo woon kenn dina nekk candidat mais ñëkk a juboo moo tax ñu dem jëli madame Ba teg ko candidat xanaa Ngor la ñu bëgg a nax ñoom bëgguñoo nekk député ku xëccoo maire xanaa kay da nga war a xëccoo député waaye xëccoo maire ba sonna bëgg a baali député loolu fan la mën a am waa Ngor yi seet leen loolu boobu wax fan la nekk waay ñii daal nañu dem toog fële ñun daal pare nañu pour dem élection Yewwi jóg na te taxaw na xool leen nag bi Maguette jëlee maire bi ba léegi li ñu defoon 7 ans Maguette doublé na ko en 5 mois xool leen stade bi 5 ans 7 ans kenn mënul dugg foofu mais tey stade bi dinañu ko ubbi ci 5 mois terrain yi dinañu leen wax dëgg bi parce que El Hadj Abdoulaye mu ngi lijjante dossier yi dinañu leen tegal lépp waa Ngor yi ngeen xam lu fa nekk dinañu leen wax nag bu dee ñoom bàyyi nañ fi xaalis dinañu leen wax parce que li ñuy ngali ci dëkk bi di wax dinañu xam ne lépp dëgg la lu waaye def dinañu ko tegal bëccëg ndar kam nga xam ne li yaa ko def du ñu leen yërëm dara waaw parce que du ñu yàq ba pare toog fii di xasaate dëkk bi dafa xasaw dëkk bi dafa def dëkk bi ku ko xasawal ñun 5 mois la ñu am lan lañu fi tuur ba dëkk bi di xasaw nañu waxante dëgg ñii amuñu lu ñuy wax te billaay wallaay tallaay bu soobee yàlla ak yonent bi seen deset gàcce moom la ñuy xaar foofu dinañu xam ne lépp dëgg la dinañu leen duma ba duñu xam fu ñuy jaar yàq dëkk bi ba pare toog di naan wote leen ma dugg na fii génn na fii kan moo lay woteel boo defaroon dëkk bi di nga fa jóge toog ba jóge fa nga naan defar leen ma damay defaraat looy defaraat ñu naan 5 ans soriwul wala yàlla na leen 5 ans fekk fii di ngeen xam ne lépp dëgg la ñun ñuy dem 15 ans xool leen seen at yi ak at Maguette 84 la juddoo bana ne ngeen jógee ci mairie ba ngeen naan da ngeen di xaar 5 ans toog leen dina xaar ba xat yi ñun daal pare nañu tase ci terrain bi nañu génnee garage du jàpp nañu bës ngeen jëm bës nañu jàkkaarloo di ngeen xam ne lépp dëgg la ñun daal li ñuy ñaan waa Ngor yi mooy jóg nañu gis ngeen seen bët gis ngeen Maguette lu mu def xale bu ndaw la mu ngi dugg ci terrain bi mu ngi wàcc ci suuf mu ngi wàcc ci ndox bi pour Ngor rafet
looloo tax génnuñu woon ci campagne bi mais pare nañu dinañu génne nañu jàppale Yewwi Askan bi ñu dem suñu yoon ñii Abdou ak Samba nañu leen bàyyi foofu parce que fi mu nekk ni desetuñu dara lu dul dañuy góor-góoru kuy jóg téye ndigli bi fooy jëm looy xëccu magay daal ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dimbale yàlla may ko gudd fan parce que ñun gis nañu fi mu nekk nii Ngor avancement bi ñu am ci 5 mois bu ñu demee 5 ans fan la Ngor di dem 5 ans fan la Ngor di dem 5 mois nga mun a lijjante loolu yépp ki def 7 ans mënu ko lijjante tey ñoom ñuy toog ñu naan dañuy organiser pour ñi ñuy jàppale leen waa Ngor yi yeewu leen te sa waa Ngor yi yeewi nañ bu yàgg dañuy yeewi daf leen yeewi ci boppam moo leen yeewi jógu leen ñu ànd dem wote Yewwi Askan bi ñu duma leen ndax ñu dem toog benn yoon parce que lii du dëgg ñàkk ñënki di xëccoo foog la mu sa amee maire yu bëri dañu ñàkk fii dem seen yoon mais lan moo tax ñoom ñu ñàkk ba pare di ñënki dinaa dañuy siisu looy siisu yow boo defoon lu baax di nga siisu waay waa Ngor yi ñu ngi leen di ñaan di leen gërëm yéen yépp jógu leen ñu ànd ak Yewwi Askan bi. salaamaaleykum waa Ngor maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant man la Maymouna Cheikh Samb di doomi Ngor bëgg Ngor aussi bëgg waa Ngor donc loolu moo tax ñun ñu engagé wu ci politique depuis maintenant je pense que war na def 10 ans 10 longues années yoo xamante ne ñu ngi défendre seen ay intérêt waaye itam ñu ngi leen di bëgg aussi ñu jox leen seen cër waaye boo leen xoolee ñun suñu parcours politique may nañu ñu nekkoon ci feneen. waaye nekk ci feneen foofu dañu dem ba gisuñu fa intérêt Ngor moo tax ñu jóge fa ñëw taxaw ngeen gis ñu ci local yi passé ñu ànd ak jeunesse su Ngor fal sunu maire macha allah tubaar fakàlla mooy li ñuy wax cin bu naree neex bu baxee dafay xeeñ donc yaakaar nañ ne cin li muy xeeñ neex na macha allah récemment gis ngeen monsieur le maire ak son équipe ñu commencé wàcc sur le terrain nekk à côté de la population ngoroise di liggéeyal Ngor liggéey bu am solo te loolu je pense que c'est une première comme ni ko sama naataango yi waxee donc ñu di ko rafetlu di leen jaajëfal macha allah tubaar fakal mais loolu bu mënee am yéen waa Ngor yéen a tax ndax yéen a ñu gëm yéen a ñu doyloo yéen a ñu wóolu ñu ñëw nag ci élection yi xamante ne moom lañ jublu nii di ko dëgmal dimanche incha allah bëgg ci aussi wóolute bi ngeen amoon ci ñun ngeen renouveler waat ko ñëwaat wóoluwaat ñu jox ñu seen kàddu jox ñu seen ay carte si lan ndaxte ni ma ko waxee boobu ba tey ñu ngi xeex ak nguur gi fi nekk muy nguur goo xamante ne faalew ñun boo gisee ñu bàyyi leen ñëw taxaw fi ñu taxaw nii taxawal askan wi dañ gis ne faalew ñu waa Ngor faalew ñu askanu Lebu jàpp naa ne nag nit bu la faalewul xaw ma loo koy doyee Macky Sall faalew ñu en 2012 dafa nekk fii ci piste bi ne gis na injustice bi xamante ne moom la Lebu yi di dund te moom bu faloo injustice boobu dina fi jóge ñu am confiance ci moom ànd ak ay doomu Ngor dem votali Macky Sall mu gagné macha allah mais depuis lors Macky Sall da ngeen gis benn pas boo xamante ne def na ko jëmale ci Lebu yi amul benn pas boo xamante ne def na ko pour toog ak ñun wala mu waxtaan ak ñun lii gën a pire boo leen demee ci piste ba doo leen bëgg lu dul jooy ndax gis ngeen yeneen nit ñoo xamante ne Fongolo mi ñi jóge Kolda ñi jóge feneen ak feneen am fa ay dëkkuwaay di ko dëkkee ñun waa Ngor ñun waa Yoff ñun waa Wakaam ñi dëkk à côté mënuñu ci am dara xam ngeen ne loolu tas na réew Palestine googu ñuy wax jël ay suuf jox ko ñeneen moo taxoon guerre bi jub fa léegi nag ñun Lebu ñu nekk nit ñoo xamante ne dañu tolérant ñu accueillir Sénégal gépp ñu war a mën a jël suñuy suuf war ko mën a séddale ci seen biir def ko nu mu leen neexee sans pour autant ñu faale ñu safowuñu ñu et pourtant doomu wala boog ñuy xamante ne ñoo ànd ak Macky Sall ñu ngi fii ci biir dëkk bi waroon a xeex loolu waroon a nekk les premiers à défendre cela mais défendre ñu ko dañu continuer ànd ak Macky Sall comme si de rien n'était ñu waxati suñuy doom suñuy rakk jog ne dañuy xeex loolu ndax ñoom ci mbedd yi la ñuy fanaan amuñu fu ñu tëdd
taxaw di ko dox di ko ñaxtu dox nañ si ba suñuy daal damm te amuñu résultat. À chaque fois bu élection di ñëw ñu jël ñu def ñu ay jouet di ñu nax te du tere bu élection passé Macky Sall tourné ñu waat le dos fi ñu yaakaaree ba ànd ak moom ba ne nañ ko votel peut-être bii pas peut-être boobu dara nekku si ñii mu àndal boobu ba tey it amuñu dara loo xamante ne teg nañ ko suñu loxo donc ñu waxati ñu jël suñuy doom tëj leen ku tëj sa doom nawloowu la ku tëj sa doom faalewu la jël suñuy rakk denc leen séquestré leen boobu ba tey ñu wax dox ba sonn Macky Sall faalew ñu et pourtant chaque jour ñu gis ñu mu gracier wala ñu mu bàyyi wala ñoo xamante ne def nañ ay njombe yoo xamante ne ci dëkk bi tarkal la mais ñooñu ñu ngi en liberté di def lu leen neex suñuy doom yi xamante ne ay xale lañ Macky Sall jël leen nëbb leen jant bi si loo xamante ne c'est injuste defuñu lu dul demander li xamante ne ñoom ñoo ko moom seeni maam ñoo leen ko fi bàyyil ku la faalewul loo koy doyee. ma waxati Macky Sall nekk si dëkk bi boo gisee Sénégal xam ne dara doxul dëkk boo xam ne am na zircon am na fer am na pétrole lépp yàlla sédd nañu ko dara doxu si ñu nekk si assemblée bi di def lu leen neex di voter loi yu leen neex est-ce que ñun loolu dañu war a croiser les bras. Allah tubaar fakal la ñun lébu lu ñu xamalee géej napp suñu doom yi di dem géej di dem fu sori di ñàkk seen bakkan may rendre hommage xale yi xamante ne ñoom ñëpp ñàkk nañ seen bakkan loolu lan moo ko waral voter ay loi yoo xamante ne bateau yi dañuy ñëw ramasse suñu jën yi yépp ñun amatuñu gëj jën bu baax mais léegi Macky Sall ak assemblée bi xamante ne dañuy cuune ànd ak moom ñu voter ñu ay loi yoo xamante ne chinois yi turquie yi ñépp fu ne la ñuy jógee ñëw def ñu comme ay nit ñoo xamante ne waaw jaar jàll la ñëw jël suñu géej gi def ko nu mu leen neexee téye ko nu mu leen neexee gaspiller ko comme pas possible ñun ñu continuer toog croiser les bras est-ce que yéen waa Ngor da ngeen war a continuer di croiser les bras est-ce que da ngeen war a nangu di ànd ak ay nit yoo xamante ne amaluñu njariñ ñun Macky Sall lu mu ñu defal zéro depuis 2012 ba tey lan lañ mën a wax ci dëkk bi ne Macky Sall andil nañu ko wala ñii ànd ak Macky Sall andil nañu ko buñ ñu ko andiloon je pense que ne ñun ñi ay jeunes toppoon leen duñ leen bàyyi waaye dañ ci gisul daray intérêt Ngor daray faale Ngor dara loo xamante ne jëmal na Ngor kanam moo tax ñun ñu taxaw teem ne duñ leen may ñeex duñ leen may dara ñu wax jeunesse bi yépp surtout les filles les femmes ndax yéen a gën a sonn tey ñun ku fi jàng c'est parce que sa yaay dajale na ay dërëmam di ko dajale ñu fayal la nga xëy dem jàngi alors que loolu mënoon naa ñàkk jeunesse bi nañ teel a jóg dem voter ji et votons utilement voter utilement mooy nga voter Yewwi Wallu muy intercoalition boobu ñu xamante ne dinañ am cohabitation ak Macky Sall xam lan lay voter ëllëg ba xamante ne suñuy doom duñu dund ñun li ñu dund vote bi yéen daf leen war a permettre ëllëg suñu njaboot nekk dans de bonnes conditions suñu dëkk bi ñu moom ko xam ne du doon dëkk boo xamante ne France daf siy teg loxo wala beneen dëkk di ñu noot di ñu teg loxo xalaat leen boo leen di voter xalaat leen ne yéen a ngi voter avenir seen ay doom ba xam ndax seen ay doom dañu war a dëkk duñu jàng dañu war a dëkk si dans la précarité nekk si coono donc votez utilement les femmes je vous demande de voter utilement surtout la jeunesse yéen ñi xamante ne yéen a gën a sonn yéen ñi ñàkk liggéey yéen ñi di fanaan si mbedd yi ndax amuñu terrain yéen ñi di subir injustice ndax dañu leen denc waa Ngor maa ngi leen di ñaan yeewu jot na naxe bi dafa doy ñii ànd nañ tey ànduñu xoolal loolu yëpp ñun dañu ko war a dépasser fi ñu toll mooy kenn dootuñu nax Macky Sall dootu fi xaar ba élection yi ñëw mu toog ci busam naan ñoon bonjour wala bonsoir ñun ñu topp ci moom di daw pour je ne sais quoi fi mu nekk politique dañ toll ci politique boo xamante ne tu me respectes je te respecte da ngay liggéeyal sama dëkk ma taxawu la liggéeyuloo sama dëkk faalewoo ma soxlaawuma la dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën buñ defoon nii monsieur le maire Magaye
tey jii xam naa duñ leen fi jële waaye defuñu ko, dañ nekk ci dëkk bi di def lu leen neex di jaabaa jonge jël suñu alal def ko seen alalu bopp. ñun nag jeunesse bi loolu dañ ko révolutionner. Un maire qui est à côté de nous, un maire qui travaille pour sa population, un maire qui soutient sa population et un maire qui a de l'amour pour sa population. ndax bu fekkee ne nit ki bëgguleen du leen liggéeyal, ku la bëggul du la taxaw, ku la bëggul du la fekk ci ndox mi di la fi jëlee, ku la bëggul day teg la tànkam fële taw bi di la rey mu naan bonne chance. Donc votez utile et votez pour la coalition Yewwi Wallu. Cheikh Ngor waa je vous remercie di sant ak di gërëm ñëpp di leen jaajëfal saa su ne. asalaamaaleykum waa Ngor ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen masu coono di ñëw rek waxtaane li nga xamante ne enjeu électoral bi muy législatif yi ñu war ci waxtaane taxawaay ku nekk tey jii fi ñu tollu tey ci assemblée li ñu soxla mooy cohabitation muy régime bi dañ fi nekk majorité ci biir assemblée bi di décider yor seen agenda di ko doxal donc ñun suñu taxawaay mooy ñu indi rupture ci assemblée bi pour que loi yi nga xamante ne foofu lañ koy voté foofu lañ koy décider ñu toog bokk ci ñi nga xamante ne foofu lañ koy décider pour indi rupture bi nga xamante ne la population gisuñu ci seen bopp ci loi yi nga xam ne moom la ñuy voté donc li ko mën a maye mooy ñu ngi jëm ci élection législative yi ñu voté massivement pour intercoalition bi Yewwi ak Wallu loolu moo mën a indi rupture bi donc ñu ngi woo toute la population en particulier les jeunes les femmes ñoom ñi nga xamante ne ñooy gën a souffrir ci régime Macky Sall ñoo ci gën souffrir donc tey jii nañu jël suñu ay responsabilités waxtaan ak population bi à ce que ñu voté massivement pour Wallu et Yewwi pour que ñu indi rupture ci seen feuille de route seen agenda bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy doxal comme ni ñu ko bëggee te fi mu jëm ak ñun dinañ dem ba fu ñu Sénégal fu muy toll décision yëpp day yomb jom dañuy ñëw rek décider ñun dañuy nekk rek mel ni ay marionnettes ñi nga xam ne dañ lay wax jaaral fii rek après donc te loolu arrangé wul démocratie arrangé wul population bi dëkk bi metti na la vie est très très chère donc instance de décision yi il va falloir ñun ñu am fa ab taxawaay li ko mën a indi mooy ñu voter massivement pour Wallu et Yewwi donc ci cadre boobu toujours ci enjeu yi bu ngeen gisee coalition bi mu ngi def ay caravanam ici au sein de la commune ñu ngi ñu doon laaj da ngeen yéex a génn yooyu yëpp ñu ngi ko doon demandé mais bon yàlla dafa def ñu dénk ñu dëkk bi te ci loolu wax dëgg ne yàlla patriotisme nanguwul liggéey nekk ci dëkk bi nga bàyyi ko fa nga ne da ngay dem di ay caravane wala ngay dem di campagne loolu patriotisme nangu ko liggéey bi moo jiitu ñun loolu lañ ñu dénk li ñuy wax mooy le travail la patrie voilà loolu ñun loolu moo ñu fi teg. donc ñu ngi woo ñëpp di demander tout un chacun mu waxtaan ak njabootam mu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy ay jegeñaaleel à ce que ñu indi rupture ci agenda bi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy doxal foofu la yëf ci nekk enjeu bi foofu la nekk donc ku nekk na jël ay responsabilités de passage ñu ngi sant bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy les dirigeants de la coalition ñi nga xamante ne ñoo yor coalition bi au sein de la commune parce que boobu ba léegi ñu ngi def suñu kéemtalaay kantar pour à ce que ñu daje pour mën a toog waxtaanee li nga xamante ne mooy li ñu bokk muy Pastef muy taxawu muy PUR ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir kii bi ñu ngi ci doon def seen ay jéego di ci wax parce que pour ñu am taxawaay loolu rek moo indi woon
yéex bi mooy liggéey bi nga xam ne dénk nañu ko loolu rek moo ko indi donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla liggéey bi nga xamante ne moom la ñu jublu yàlla defal ñu ci ndam ba suba ay résultats rek la donc ñu ngi gërëm waa Ngor ñu ngi sant waa Ngor et puis di leen woo à ce que ñu voté pour intercoalition wàllu